ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci quelques parties yi nga xamante ni jàpp nañ ni moo gën a am solo ci livre journaliste bi di Pape Alé Niang di ab téere boo xamante ni ñu ngi ko dippee scandale au cœur de la République le dossier du COUD. lan moo tax parce que bari na ci ay sénégalais yoo xamante ni amaana dugguñu école nasaraan si ba mën a lire boobee téere wala amuñu temps wala occasion pour xool li dëxuñu ci biir livre boobee. moo tax ñun ñu tànn ci quelques parties yi nga xamante ni lire nañ ko ay mbir yoo xamante ni yu doy waar la te ñu jàppoon ni du mës a am ci réew bi nga xamante ni mooy Sénégal. ci fàttali booy lire livre bi nga xamante ni Pape Alé Niang bind na ko boo amul xolu muñ tuuti doo ko yeggali parce que da ngay seetlu que ni suñu réew ay bande yu mag a mag ñoo jël alalu réew mi def ko nag seen moomeel. Cheikh Oumar Anne bokk ci délinquant yooyu nga xamante ni nii ñi ngi ci biir réew mi te ki ko protégé mooy Macky Sall parce que seetlu nañ ni gannaaw bu mu defee scandale yi ci bopp COUD lañ ko def mooy teg ko ci bopp ministère de l'enseignement supérieur maanaam ministère bi nga xamante ni mooy saytu njàng bu kawe bi ci biir réew bii di Sénégal jox ko poste bi nga xam ni moo ëpp dayoo pour wàll leen ni rek gestion sobre et vertueuse bi nga xamante ni Macky Sall moom la doon ndamoo di ko wax fu ne ci làmmiñ rek la yam du loo xamante ni moom gëm na ko. donc dañuy dem jàng livre bi nga xamante ni journaliste bi di Pape Alé Niang bind na ko te ki ko préfacé di Mody Niang nekkoon fi inspecteur de l'enseignement. pour jàngal leen livre bi nga xamante ni Pape Alé Niang bind na ko dañuy ñëw directement ci scandale yi njombe yi nga xamante ni Cheikh Oumar Anne def na ko ci boppu COUD. bu ñu ñëwee ci page 62 Cheikh Oumar Anne bi ñu ko falee li mu njëkk a def mooy créer ay services yu bëri ci département bi nga xamante ni mooy ceetu lekk étudiants yi. li mu def mooy créer benn service bu ñuy dippee service de gestion et de promotion de la restauration express service des infrastructures de restauration ak ay yeneen services yoo xamante ni moom Cheikh Oumar Anne créé na ko. bu ñu demee ci département des ressources humaines ci organigramme bi nga xam ni moo fa nekkoon laataa ñu koy nommé dafa amoon lu ñuy woowee direction des ressources humaines mu nekk benn service ci département bu administration bi mais Cheikh Oumar Anne bi mu ñëwee dafa jël service boobu noonu def ko département. te même ci biir département boobu noonu mu créé fa ñeenti service yoo xamante ne nii ñaar yi mënoon nañ ko boole def ko benn. la même chose booy xool la def ci département des services techniques te bu ñu sukkandikoo ci rapport OFNAC bi enquêteurs yi ñoom dañu ne service yooyu yëpp mënoon nañ ko boole mu doon benn te loolee dina mën a yaxanal budget COUD. mais lan moo tax Cheikh Oumar Anne def loolee lépp créé ay services yu bari lim ci jublu mooy dugal fa ay mbokkam dugal fa ay militants wu APR dugal fi itam ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi sokkeekoo village am yooyu yëpp daan ci ñëw ay nit yoo xamante ni nii ëpp nañ téeméer jugee village yu Cheikh Oumar Anne ñu jël leen dugal leen ci administration COUD lan moo tax parce que ay mbokkam lañ loolu lépp daan ci ñëw. léegi nag aménagement yi nga xamante ni Cheikh Oumar Anne amal na ko ci bopp COUD lan la am comme conséquence li mu sabab mooy dépense yi nga xamante ni COUD doon na ko def dafa augmenté wu. parce que bu ñu demee ci page 64 livre bi chef de service yi nga xamante ni ñi ngi fa te Cheikh Oumar Anne bi mu ñëwee daf ko multiplier chef de service bu ci nekk bu weesoo salaire bi nga xamante ni moom la lay fay chaque weer da ngay am benn prime de chef boo xamante ni mi ngi toll ci 130 000 francs ak benn prime de transport boo xamante ni mi ngi toll ci 100 000 francs CFA. beneen mbir bu gën a graaw bi nga xamante ni Cheikh Oumar Anne def na ko bi mu nekkee ci boppu COUD mooy daawul def appel d'offre maanaam mbirum yaa ma neex la doon def. bu ñu jëlee kaaw FASTEF maanaam ex école normale daf ko jël jox ko directement ab ndaw suñuy woowee madame Thiam te amul benn appel d'offre nga jël restaurant bu Thiès mu jébbal ko ku ñuy woowee Ndeye Ndiaye maanaam ay nitam lay jël di leen fa caser du def appel d'offre du fa teg koo xamante ni xam-xamam méngoog naag poste boobee. léegi nag nit ñi nga xamante ni moom samp na leen fa dañuy def lu leen neex parce que ay nitu Cheikh Oumar Anne lañ. bu ñu demee ba tey ci page 64 boobu tamit dañ fay fekk beneen cas bi gën a garaaw muy kaawu benn waay bu ñu woowee Babacar Diouf nekk chef de service de l'approvisionnement bi nga xamante ne nii moom da doon jot chaque fukki fan chaque 10 jours moom Babacar Diouf ci ndimbalu Cheikh Oumar Anne da doon jot lu toll ci 150 millions de francs CFA pour lan jënd ay légumes te li gën a garaaw ci mbir bi mooy du justifier xaalis boobu noonu tant que deful dépense yi ba pare. maanaam moom avant ñu ko jox xaalis dafa war a justifier fa lay dugal xaalis bi mais dañ koy jox 150 millions yi chaque 10 jours bu ci noppee ba dépenser ba pare soo ko ñëw ci comptabilité bi pour justifier yooyee dépense. bu ñu ñëwee ci page 65 livre bi nga xam ni Pape Alé Niang ba tey bind na ko ci rapport bi nga xam ni OFNAC moo ko fësal benn xaritu Cheikh Oumar Anne ñu koy woowee Bara Fall nekk agent comptable particulier ci jamono jooju dafa sàccoon lu toll ci 10 millions sans mu justifier ko ci livre comptable bi. léegi nag Cheikh Oumar Anne pour permettre Bara Fall boobu noonu rembourser xaalis boobu mu jox ko benn marché pour mu rénover benn bâtiment marché bi ñu ngi ko estimer ci lu toll ci 21 millions ba tey ci rapport bi nga xam ne OFNAC def na ko.
léegi nag ba mu ko joxee loolu Bara Fall quitté ndànk sans problème. beneen mbir bi gën a garaaw ci marché boobu noonu mooy dañu def li ñuy wooyu surfacturation maanaam facturer li nga xamante ni motu ko parce que bâtiment bi motul sax 21 millions xaaj bi sax motu ko. bu ñu demee ci page 66 bu livre bi yeneen ñeentu xaritu Cheikh Oumar Anne dañu sàcc ay millions ci biir COUD sans que ñu justifier ko ñetti doomi aadama séddoo nañ lu toll ci 20 millions kenn ki ñu koy wooye Babacar Diouf sàcc na fa 10 millions de francs CFA moom agent wu COUD la. Malick Sey moom itam di agent COUD sàcc na fa 5 millions de francs CFA keneen ku ñu wooyee Doudou Ndiogou Fall sàcc na fa lu toll ci 5 millions. te ba léegi jeexagul keneen ku jege Cheikh Oumar Anne di benn ndaw suñuy wooyee Mariama Ndiaye décaissé na fa lu toll ci 3 millions pour financer benn soirée boo xamante ni woykat bii di Doudou Ndiaye Mbengue moo ko organisé woon mu jël 3 millions ci keesu COUD yi jox ko woykat bii di Doudou Ndiaye Mbengue. te bi enquêteur OFNAC yi ñëwee di ko enquêté moom ndaw soosu tudd Mariama Ndiaye dafa ne moom amul dara lu muy justifier ci dépense boobu nga xam ni def na ko maanaam ay nit lañ yoo xamante ni ñoom dañuy assumer sàcc gi nga xam ne nekkoon nañ ko biir COUD lan moo tax parce que dañ leen ngemb. la preuve bu ñu demee ci page 67 livre bi COUD organisé woon na benn ndogu pour étudiants colonel yi te ndogu bi nee nañ dépensé na ci lu toll ci 15 millions de francs CFA te ba léegi nii justifié woon xaalis boobu noonu fan lañ ko dugal ak naka lañ ko utiliser. beneen mbir itam am na ci enquête bi OFNAC bi muy enquêté ci budget COUD bi ndekete Cheikh Oumar Anne da doon jox ay primes yu toll ci 200 000 jàpp 1 million 200 sans que mu justifié ko te li gën a reetaalu ci biir bi mooy période bi leen di enquête Cheikh Oumar Anne ak ñi nga xam ne ñoo ko wër dépensé woon nañ lu toll ci 700 millions yoo xamante ne nii ci diir bu gàtt lañ ko jëfandikoo maanaam année bi sax jeexagul ñu dépensé lu toll ci 700 millions de francs CFA. beneen mbir tamit bi OFNAC fësal ci enquêtam mooy ndekete Cheikh Oumar Anne dafa recruter lu toll ci 155 personnes maanaam téeméer ak juróom fukk ak juróomi doomi aadama yoo xamante nii moom ak ñoom ñoo bokk benn dëkk muy Njum maanaam dafa dem dëkkam jël fa ay nit yoo xamante ne nii dañuy liggéey ci biir COUD ñu toll ci 155 personnes maanaam ay mbokkam la indi pour jox leen ay poste. ba tey ci page 68 livre bi li gën a garaaw mooy moom Cheikh Oumar Anne da doon jox salaire yu gën a am solo ay mbokkam que liggéeykat yi nga xam ne ñi nga fa nekk biir COUD di fa liggéey lépp fukki at maanaam parloo def ci amoon. léegi nag xaalis boobu nga xamante ni mi ngi ko doon dépensé jël ay mbokkam yi nga xam ne biir village am la ñu sokkee ko loolay tax xaalis bi ñu waroon fay personnel temporaire bi jeex en avril 2015 maanaam ñeenti weer kese ci at bi la am xaalis bi ñu war a fay personnel temporaire bi jeex te loolu lépp li ko waral mooy Cheikh Oumar Anne bi ñu ko falee dafa jël mbokkam yépp indi leen fa. preuve bi wane ni Cheikh Oumar Anne da doon jël xaalisu COUD bi da koy yàq di ko jëfandikoo nu mu ko neexee mooy en juin 2014 budget salaire yi mi ngi tolloon ci 154 951 501 francs CFA mais en juin 2015 maanaam at lañ ci teg budget bi dem ba ci 225 653 475. ñu ñëw ba tey ci page 69 ba tey ci anam gi Cheikh Oumar Anne doon gérer COUD ci falum yaa ma neex lan la def moom Cheikh Oumar Anne dafa nommé rakku jabaram bu jigéen bu ñuy woowee Bousso Niane mu def ko chef du service de gestion et de promotion de la restauration express te li gën a graaw ci nomination boobu noonu mooy ndaw soosu mu nommé di rakk jabaram ñu koy woowee Bousso Niane amul benn expérience jëm ci wàllum université ni muy fonctionné rawatina COUD mais ñu jël ko jox ko service bi nga xamante ni mooy service de la restauration express te daanaka sax moom liggéeyam kenn sentiru ko woon maanaam amul dara loo xamante ni am na ko fa comme liggéey bu am solo. leneen li gën a yéeme ci mbir bi mooy rakku jabaram bii nga xam ne mooy Bousso Niane amoon na indemnité de chef bu toll ci 130 000 de francs CFA ak benn prime de transport bu toll ci 100 000 francs ak benn oto boo xamante ni ñu ko commandé EMG njëg bi toll ci 12 millions de francs CFA. yamuñ ci mbir mi keneen ku jigéen ku ñu wooye Aminata Kane Ndaw nekk chef des services administratifs recruté ñaari doomam benn doomam bu jigéen ak benn doomam bu góor. doomam bu jigéen bi ñu ne dañ ko nommé lingère mu am salaire bu toll ci 260 710 francs CFA doomam bu góor bi ñu ne dañ ko nommé technicien supérieur ak salaire bu toll ci 205 094 francs CFA. te li yéeme ci mbir mi mooy ñaari doomam yooyu noonu amul dara loo xamante ni ñu ngi koy def liggéey ci biir COUD parce que duñ fa sax ñëw te li gën a garaaw mooy ñaari doomam yi ay étudiants lañ biir université. ba tey ci livre bi. page 70 benn cas bu yéeme moo attiré attention wu vérificateurs yi nga xamante ni OFNAC moo leen yabaloon
cas bi mooy benn waay bu ñuy woowe El Hadj Niang Mboup di ab agent wu COUD boo xamante nii dafa retraité depuis juróom benn weer jamono ji fa Cheikh Oumar Anne nekkee woon. moom El Hadj Niang Mboup bénéficié wu en 2014 subvention personnelle bu toll ci 9 millions de francs CFA boo xamante nii xamuñu ci lan lañ ko teg ñu maintenir ko mu nekk chef de résidence en doublon ak salaire bu toll ci 440 000 francs CFA boo xamante nii joteewul ak dara pension de retraite bi nga xamante ni moom mi ngi koy jot. yamuñ ci Cheikh Oumar Anne defal ko benn contrat à durée déterminée boo xamante ni mi ngi toll ci 1 an renouvelable à partir du 31 octobre 2015. te beneen mbir bi gën a yéeme mooy El Hadj Niang Mboup moomu noonu jamono jooju mi ngi wëy di occuper logement de fonction bi nga xamante nii mi ngi ko yor ci li nga xamante nii teguwul ci benn yoon. dañuy wëy ba tey ci livre bi pareeguñ bu ñu demee page 71 jàpp 72 Cheikh Oumar Anne bi mu nekkee woon directeur COUD dafa signé woon ab partenariat ak EMG pour ay prêt automobile yoo xamante nii dañ ko naroon jagleel 44 agents wu COUD yi prêt yooyu noonu durée lu toll ci 48 mois. mais li garaaw ci mbir bi mooy 90% wu oto yooyu noonu maanaam njëgu prêt bi COUD moo koy jël en charge maanaam lebi bu doon téeméer juróom-ñeent fukk yëpp COUD moo koy jël en charge ñun suñu xaalis ñun sénégalais yi. bu ñu calculer montant wu oto yi nga xamante ni nii Cheikh Oumar Anne lépp na ko EMG njëg yi mu ngi toll ci 949 millions 280 mille 119 francs CFA maanaam tuuti kese moo ko manqué mu mat 1 milliard. mais COUD ci boppam mooy fay 854 millions 352 mille 107 francs CFA yi maanaam ñun sénégalais yi suñu xaalis moo fay oto 44 personnes maanaam ñeent fukk ak ñeenti liggéeykat yoo xamante ni ñu ngi biir COUD lan moo tax parce que ay xaritu Cheikh Oumar Anne lañ. donc buñ leen naan réew mi amul xaalis loolu ay naxee mbaay la Sénégal am na xaalis gu bari. ci tënk bu ñu ñëwee ci page 73 livre bi ba tey ci rapport OFNAC bi COUD dépensé na lu toll ci 1 milliard 512 millions 852 mille 50 francs CFA ak 350 millions 369 mille 110 francs CFA entre 2013 et 2014 te kenn xamul xaalis bi fu mu jaar. ci page 76 bi buñ ci demee beneen scandale bi mooy enquêteurs yi gisuñu ay bulletins de salaire personnel temporaire yi nga xamante ne nii xaalis bi mi ngi toll ci 126 millions 470 mille 848 francs CFA. léegi nag ñu ñëw ci moom ndeyu mbili gi muy Cheikh Oumar Anne bi nga xamante nii ci livre Pape Alé Niang bi page 77 jagleel nañ ko fa benn pàcc. seetlu bi mooy ba tey ci rapport OFNAC bi biñ ko nomee ci bopp COUD li mu njëkk a def mooy nee na day changer bureau bi nga xamante nii Abdoulaye Diouf Sarr moo fa nekkoon. bureau moom ci boppam ak bureau agent comptable particulier bi nga xamante ni nii mooy Bara Fall bi nga xam ni moo sàccoon 10 millions yu ñu leen waxoon sànq. rénovation yooyu nga xam ne am nañ ko maanaam changer seen bureau yi mi ngi coûter COUD lu toll ci 38 millions 353 mille 90 francs CFA maanaam 22 millions 383 mille 192 pour directeur bi moom Cheikh Oumar Anne bureau ak 15 millions 969 mille 898 francs CFA pour bureau agent comptable particulier bi nga xamante ni mooy Bara Fall. li ñu wax nii lépp nag rapport OFNAC bi moo ko fësal Pape Alé Niang reprendre ko ci livre bi maanaam du lenn loo xamante ni ay sos la. le 7 mai 2015 Cheikh Oumar Anne yónni chauffeur bi nga xam ni mu ngi wuyoo ci turu Iba Omar Sall pour que mu retirer lu toll ci 3 millions parce que lan dafa war a jënd ay cadeau pour voyage bi nga xamante nii mi ngi ko bëgg a amal New York. mu demandé itam avance bu toll ci 7 millions de francs CFA ak billet avion bu toll ci 2 millions 628 mille 800 francs CFA ak benn contribution financière bu toll ci 2 millions 809 mille 800 francs. si page 78 livre bi ba tey ci rapport OFNAC bi biñ ko laajee moom Cheikh Oumar Anne bi ko enquêteurs yi laajee mu justifier dépenses yi nga xamante ni def na ko ci voyage bi mu amaloon enquêteurs yi ñoom dañu am lu leen bett. parce que Cheikh Oumar Anne daf leen wan benn facture bu toll ci 500 euros maanaam 327 500 francs yoo xamante ni nee na daf ko dépensé pour benn interview boo xamante ni mi ngi waroon durer 7 minutes. mu wanaat leen beneen facture boo xamante nii mi ngi toll ci 200 euros maanaam 130 000 francs CFA pour jënd benn clé boo xamante ni nee na dafa amoon ay photo ci événement boobu nga xamante ni participé woon na ko New York. ci page 79 livre bi ba tey pare guñ ci moom ci voyage bi mu amaloon New York pour événement bi nga xam ne mooy sommet international sur la qualité. Cheikh Oumar Anne facture au total lu toll ci 15 millions 438 mille 600 francs pour cérémonie boo xamante ni kenn xamul lan mooy lien ak COUD ni muy fonctionner. te loolu lépp daf ko justifier ak dépenses yoo xamante ni kenn xamul nu mu tëddee bi gën a xorom lu mooy ci voyage boobu noonu dafa jënd benn saagu jigéen bu toll ci $380 maanaam 235 000 francs CFA te loolee mi ngi ko facturé ci budget COUD. sac boobu noonu mi ngi ko jënd le 29 mai 2015 ci aéroport bi ñu woowee JFK International Airport Terminal 1.
li lépp nag ay quelques parties la yoo xamante ni tànn nañ ko ci livre Pape Alé Niang bi parce que mënuñu wax lépp temps bi mooy ñu ko. enquête boo xamante ne nii ay auditeurs OFNAC ñoo ko mëne te après loolu noonu enquête bi jébbal nañ ko ki nga xam ni mooy Macky Sall mais lan la Macky Sall def dàq Nafi Ngom Keïta bi nga xamante ni jamono jooju moo nekkoon ci bopp OFNAC après jël Cheikh Oumar Anne teg ko ci am ndombal tànk bi nga xam ne moo ëpp dayoo ci njàng mu kawe biir Sénégal maanaam def ko ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. léegi nag ban sénégalais moo mën a gis mbir yu nu mel wax ni Macky Sall dafa bëgg réew mi dafa bëgg defar réew bi di Sénégal mënul nekk li ñu bëgg mooy sàcc alalu réew mi sàcc alalu sénégalais yi te képp ku ko wax wala nga dénoncé ko ñu sàkkal la pexe. après nag ñu revenir a ñëw nañu réew mi amul xaalis loolu képp ku ko wax waxul li nga xamante ni dëppoo na ak li am. Sénégal am na xaalis bu bari sax mais problème bi mooy xaalis bi benn parti ci askan wi ñoo ko jëfandikoo maanaam Macky Sall ak ay mbokkam ak ñi nga xamante ni bokk nañ biir APR. xaalisu réew mi buñ ko jëloon defaat ko ci biir sénégalais yi benn problème du am ci biir réew mi ku ci nekk di nga gis sa bopp ci réew mi ni muy fonctionner mais par parlo moo fi am ay sàcc yoo xamante ni ñi ngi ci biir réew mi te heure bii kaso la leen waroon fekk Macky Sall bi nga xam ni mooy sàcc bi gën a mag parce que mooy protéger sàcc yi jël leen wéer leen ci boppam protéger leen aar leen jox leen doomal tànk yi gën a kawe. donc jot na sénégalais yi yeewu jot na sénégalais yi xam li xew seen biir réew te duñu mës a taay ci di leen yee di leen xamal li nga xam ne ñu ngi koy def seen ndodd di sàcc seen alal di détourner ay milliards yoo xamante ni xajoon na ci biir réew mi ñu jot ko di ko jëfandikoo pour feesal seen i poche pour defar seen situation pour bu ñu jógee ci boppi réew mi doon ay milliardaires ba faw. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen jàngat jaa ngeen jëf.